salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu 2STV am naa mbégte lool teewaat fii jàkkaarloog yéen seen émission amul nëbboo nag ni ngeen ko xamee fii la lépp di leere tey nag dañu dalal ki nga xam ne mooy le colonel Malick Cissé moom nag boo ko déggee mooy chefu parti bi ñu tuddee sunu PSDS muy parti pour la solidarité et le développement du Sénégal ñu di ko wax rek salaamaaleykum mon colonel. waaleykum salaam monsieur Diouf ngi lay nuyu di la delloo sa rang bu baax. di nuyu sunu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ci seen kër di ñu seetaan wala ci seen vidéo fas yéene waxtaan ak yéen nag ci li nga xam ni mooy xew-xewu jamono. bismillah waaw normalement xam nga actuellement le procès Khalifa Sall mi ngi en cours mais comme procès bi dafa tijji mi ngi ci loxo yoon. donc question la boo xam ne xam naa sénégalais yi ñu ngi ñu ciy xaar waaye dinañu ko jéggal ba procès bi weesu nga xam ne dinañ ci mën a dellu si parce que comme mbir mi ubbi na dañuy bàyyi rek mbir moomu justice def ci li mu war a def bu weesoo daañ ci dellu si boole ko ci waxtaan bi nga xam ne mooy waxtaanu amul nëbboo pour l'instant c'est le temps de la justice. 2 mots sur ça. loolu dëgg la parce que dañu ne bépp affaire boo xam ne mi ngi ci loxoy yoon kenn du ci wax. ba yoon noppi ci loolu moom ànd nañ ci nañ ko bàyyi ba yoon noppi ci bu boobaa ñu mën cee gën a waxtaan gën ko xóotal. très bien kon nag dañuy waxtaane li nga xam ne mooy aéroport Blaise Diagne bi nga xam ne ubbi nañ ko waaye ñu bari dañ ne c'est une ouverture prématurée yow noo ko jàngate waaw voilà ci aéroport bi ñuy tuddee Blaise Diagne ñu ni ubbi nañ ko keroog le 7 ñu ni ñii ne dañ cee yàkkamti ñii ne lu tax mais bu ñu xoolee ni ñu tëralee aéroport bi pour tabax ko am na fukki at boobaak léegi biñ ko defaree tëral plan yi def liñ ci war a def dem wuti ñi nga xam ni ñoo ko war a mën a financer problème mu délai ouverture bi foofu lañ ko war a calculer parce que boo demee waxtaan ak ay nit waxtaan nañ fekk ay allemand moom ñoom lañ njëkk a waxtaanal d'ailleurs dégg naa sax ne ñu ngi fii yónnee ay magistrats yu war a enquête seen xaalis bi ñu ci dugaloon am na fukki at fu mu dugg ñu dem ba yàgg Turquie yi Ben Laden dugg ci ñu dem ba yàgg Turquie yi dugg ci loolu lépp mobilisation xaalis la bu nekk bu ñu dépensé war a delloo banques yi seen xaalis kon nag toog fukki at ubbi wuloo bu ñu doon toogaat ba muy noppi mën nañ fi toogaati juróomi at ci kanamam ko loolu yenuwul maanaa kenn du ko te mel na ne sax amoon na fi jamono yaakaaroon nañ ne dana teel a ubbi ndax avion présidentiel wàcc na fa yéegaat. wàcc na wala survolé. wàcc na fa parce que ni mu demee yëpp président Ablaye Wade di va temps wu jamono président Ablaye Wade parce que c'était quand même risqué mais def nañ ko wàññi carburant bi allégé avion bi ba mu mën a dem parce que président booba temps Ablaye Wade bëggoon na ndeysaan ubbi aéroport bi wane ne ubbi na donc ci jamono yooyu la woon mais li yàlla dogal ko mu doxaleen ba léegi ñii fi nekk di président Macky Sall reprendre affaire yi dans le fond et dans la forme ba ñu toll ci le 7 boobu du datu neen lu nekk ci 7 bi le 7 boobu moo doon journée bi nga xam ni moo di journée mondiale de l'aéronautique civile mu tombé ñu ne nag bu ñu ko bàyyi di dem ay le 10 ak 11 ak jëm beneen weer occasion la chaque année date boobu le 7 la nañ ko ci def benn yoon. waaw mais mënoon nañ ko ubbi bañ a tëj bële maanaam ñuy xaw a alterner en attendant. mënul nekk ndax ki nga xam ni dafa jëloon xaalisam daf ci bëggul wujjee dafa ne woon danaa jël suma xaalis def ko ci tabax aéroport bi gérer aéroport bi ñaar fukki at ak juróom mais da ngeen ma bàyyi nag man rek maa fi nekk aéroport commercial ñu signé ne d'accord yow rek yaa fi nekk aéroport. moo tax ñu tëj bee. moo tax ñu tëj bële pour may ko moom itam mu ubbi jaayi place am xaalisam mën a dugg loolu mooy mbir mi parce que boo signé ak nit convention ne ko yow rek yaa fi nekk ah doo toog ba ca biir nga naan bon du sotti moo tax aéroport bële ñu déjee ko aéroport pour le moment militaire bàyyi ko noonu mën na am bu ñu demee ba ca kanam sax ba déggoo mën a am yëf yi gën a yomb jàppandi ñu koy def les vols domestiques di fa wàcc ku jóge Ziguinchor ku jóge boor yi
mën a wàcc du soxla ngay dem ba fële mais loolu ci kanam la mais li nga sijanteeg nit ki na nga ko respecté te yaakaar naa ni loolu moo fi mën a nekk ndax am na lu ma waxoon bu jëkk te dama koy wax toujours ñii fi nekk ma leen di wooyee la république des ingénieurs ni ñuy doxalee bokkul ak la république du président Senghor le poète bokkul ak la république des administrateurs civils avec le président Abdou Diouf bokkul ak la république des avocats du président Wade donc ñii fi nekk c'est la république des ingénieurs ça veut dire ils sont cartésiens carrés li yoon bi wax rek duñ ko dépasser moo tax li ñuy wax nii yëpp mu xaw a nit ñu mënuñu leen comprendre parce que niveau bi ñuy dawee la. waaw mais cartésien boobu nag mon colonel moo waroon tax. ñu toogaat benn semaine wala ñaari semaine pour régler li nga xam ne mooy fourniture kérosène bi régler yeneen yu bari yoo xam ne tey fret bi yi nga xam ne ay problème la fondamentalement ci aéroport. nit ñi ñoo koy tuddee ay problème mais yooyu dafay suivre la marche de l'aéroport fret ay avion ñoo war a wàcc indi bagage ak bagage yi nga xam ne ñeneen ñi indi nañ ko mais bagage yi ñëw ak voyageurs yi ñu ngi leen di doxal normalement ci tapis yi muy génn mais fret bi beneen affaire la fret bi moom mën na ñëw ni mu nekkee nii sax mën nañ wàcc même bu amul ay magasin yu ñu mën a denc fret bi mën nañ ñëw. mais loolu dañ ko waroon sóoraale. ah non mais loolu lépp ça vient en passant. ça fait une semaine de cette ak léegi yàggatul même bu passé une semaine. yooyu da nga ko daan def aéroport yi nga xam yëpp dañuy doxal affaire yi ay weeri weer. mais ba mu roode mais li gën a garaaw mooy kérosène bi surtout parce que ay camion ñooy ñëw. ci tarmac bi fournir kérosène parce que avion yi seen bopp bu ñu defee plein di ñëw dañuy obligé wàññi seen i bagage te bu ñu ko wàññee xaalis buy wàññeeku la ci ñoom. loolu lépp donc avantage yu affaire bi daal dafa indi. non loolu lépp xam nañ ko parce que pipeline bi nga xam ni moo waroon ñëw alimenter cuve yi. moo parewul. pare na mais norme yi nga xam ni noonu la waroon a nekk ñi ko war a contrôler dem nañ bu ñu paree contrôler ko ne am na ay défaut te da ngeen ko war a réparer. mooy parewul rek. non ça veut dire que donc li ma doon wax ci ingénieurs yi mu ngi noonu bu doon dañoo bàyyi noonu rek avec les autres comme ni ñu daan doxale kenn du gis yooyu mais ñii dañu xippi seen bët di xool lu nit def xam nañ ko moo tax ñu bëgg ko teg ci yoon. donc munoon nañu retarder un peu. soxlawul parce que le démarrage pour régler yooyu. ñaata voyageurs le sept ak léegi ñoo fa wàcc départ fa dem ñaata xaalis ci ay millions de millions la ñu dugal boobaak léegi. te dara yàquwu ci loolu da ngeen bëggoon nag ñu toog di ko bàyyi ko rek ñeneen di ko jël yeneen aéroport yi nekk fii wala aéroport Yoff bi nga xam ni eggoon na ci saturation continuer di ko encaisser au détriment ki nga xam ni moo defoon xaalis ci aéroport bii donc loolu yan wul maanaam nañu ko bàyyi nii ndànk-ndànk di ko doxale noonu ba mu roode li ñuy wax roode bés bu roodee danañ xam ne aéroport bi amul morom. waaw aéroport bu toll nii nga ne amul morom. ñu def fa ay toilettes turques xam naa sax naam turc yee ko defar moo tax xëy na ñu defar fa ay toilettes yoo xam ne ci dàkkantal toilette turque la tudd. waaye nag aéroport mérité na lu raw toilette turque. loolu man d'accorduma ci ndax man dem naa dëkk yu bari surtout seen wàll boobu dafa am lu ñu gëm te sax science daf ko maye toilette turque dafa gën toilette chaise yi ngay toog. sur le plan sa biir nu muy doxee ni ñu fii génne tout ça c'est un autre débat mais turc moo gën ci ñi am xam-xam ci wàll boobu donc ñoom seen logique bi gën ci wér-gu-yaramu nit la ñu doxal et puis nag dana permettre nit ñi def sport nag ba mën a lem seen oom yi nag te bàyyi toog bi parce que toog bi ay am na défaut yu bëree bëri ay hémorroïdes ay feebar yu bëri toog ci chaise moo ko indi bokkul ak li ñu daan wax jonkan voilà donc les chaises les turcs là yi ngay wax ne baaxul yooyu ñoo gën ay chaises ku sañoon sa kër turc nga fay def man am na ay hôtel yu mag a mag yu ma dem dans le Moyen-Orient ay chaises turc nga fay fekk à la rigueur danañ dem ba yàgg ñu def fa benn chaise pour ñi nga xam ni mënuñu dem ci Turquie exceptionnel loolu moo di nga xam ni moom moo tax ñiy def fi chaise turque yi mais boo du problème mu dépense du problème mu leneen dañoo yaakaar ne moo gën parce que aussi li ñu yaakaar ne moo gën moom rek moo gën ci ñoom xëy na nag gënul ci passage yi nga xam ne dañoo tàmm toog ci chaise. waaw am na sax ay chaise anglaise yooyu rek amu ko. voilà mais turc la gars yi di moo ëpp moo gën sax turc moo gën parce que bu ñu duggoon ci yeneen fànn yi danañ la wax même boo toogee ci chaise
na nga élever say tànk teg ko ci leneen pour am position boo xam ni sa coron yi et cetera c'est un peu plus compliqué du wàllu émission tey bi. très bien waaw nañ ñëw ci li nga xam ne mooy coow li jiboon ci nan lañ war a tuddee aéroport bi ñu ne kii di président Macky Sall da ko bëggoon a dippee ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade te jiitu woon ko ci nguur gi ñu dégg ne président Abdoulaye Wade moom ci boppam mu wax ci presse bi ne bëggul ko tuddee bu ko président Macky Sall tuddee sax dana ko porter plainte waaw mbir moom yow noo ko gisee. waaw loolu moom ma leeral fii lenn il n'a jamais été question président Macky Sall wala régime mësu ñoo xalaat benn yoon soppi turu bi nga xam ni moom lañ fi fekkoon. peut-être colonel li ngay wax doy na waaw. loolu mooy dëgg dama lay expliquer lu tax. waaw document yi nga xam ni convention aéronautique yi yépp turu bu njëkk baa ci nekk xam nga ni li ma lay wax ne président Macky Sall ab ingénieur dana ñëw fekk loolu lépp ay documents ñu bind leen ba signé leen mu ne da koy changé ñu nar a changé ji waat documents yooyu yan wul mën a. waaw mais kenn mësul dégg fenn moom mu ne loolu man du sama mbëbët. mais bi coow lu jibee kenn déggu ci président Macky Sall. mu ne Macky Sall nit koo xam ni day nekk di polémique ak di wax moom bu déggee wax joo xam ni taxawul. du fa nekk sax di tontu kon fu coow li jógee du wàllam fu coow li jógee. loolu ki nga xam ni dañuy wax la désinformation politique. mooy lan sooy nekkee un grand politicien. na ngay fexe ba bokk. nooy bokkee da ngay créer ay débat ku nekk xam na suma papa ji su président Abdoulaye du moroomu gars yi ci wàll boobu ci désinformation. day bokk par force boole ngeen ko ci par force. parce que nee na ñu tur bi moom lañ ko waroon tudd il n'a jamais été question ñu changer turu aéroport bi. nañ ko fekke woon document yeeg yëpp ñu signé ko ci loolu convention yëpp ñu signé ko ci loolu AIBD kenn mënatu ko changé même yi ñu tabax yëpp bind ci AIBD papier yi facture yi tout AIBD non xel sax xalaatul loolu. mais sur le plan ñi ànd ak président Abdoulaye ñu ngi lay dégg. bien sûr mooy loolu nag wàllu politique politicienne la ce qu'on appelle la désinformation est une forme stratégique en politique. fàttaliku ñu boole la ci il faut nga wut pexe bi ngay fexee ba ñu boole la ci et ils l'ont bien réussi parce que ñu ngi koy wax fekk na loolu amul mësul am mësuñu ko xalaat sax. président Macky Sall mësul xalaat loolu mësul xalaat tuddee aéroport bi président Abdoulaye Wade. mësul nekk dans la mesure ki ko fi jiitu dans la continuité de l'État jël na décision tudde ko kenn ba pare nu ngeen bëggee moom mu ñëw kon de mu def yëfi dof ne damay changer tour boobu def beneen tour. yan wul maanaam. waaw justement ci tur boobu ñu ko dippee Blaise Diagne. waaw ñëpp xam nañ ne Blaise Diagne franc-maçon la woon président Abdoulaye Wade choisir Blaise Diagne ngir tuddee ko aéroport bi loolu xawul tey sa xel. Blaise Diagne dafa nekkoon douanier bu ndaw ca Gabon Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba bi mu nekkee fii tubaab yi di ko war a exiler ndeyi Blaise Diagne kable ko. ne ko am na kilifa bu mag bu war a ñëw foofu ngay liggéey fexeel ba bu ñëwee na nga ko tere bu des topp ndigalu way juram jàppale Seexul Xaddim foofu Sëñ Tuubaa ca Gabon am na sax lu Seex Musaa Ka way ne ko sa jaamuwaañ laa danaa la dimbale ngir te yàlla ak ni mu demee yëpp daal donc kooku la amee foofu xéewal bi nga xam ni am na ñaanu Sëriñ Tuubaa foofu ca Gabon sëriñ bi ñaanal na ko nekk ne ko da nga am loo xam ne benn nit ku ñuul du ko am donc yëf yi di dox muy dox ba nekk député yëf yi di dox ba ñu tudde ko aéroport bi donc kooku bul seet sur le plan philosophique lu mu doon doxalee mais seetal na kii Sénégalais la boo xam ni liggéeyal na réewam am na ngërëmu waajuram am na ngërëmu kilifa diine yi nga xam ne ñoom la jamonante lool parce que boo demee Tivaouane maam El Hadj Malick am na lu mu jëflante moom Sëñ Tuubaa am na lu mu jëflante moom ñu baax ñi fi nekkoon am nañ lu mu jëflante moom bien que sax en un moment dem na ba am problème tuuti ak Sëñ Gaawaan mais yooyu yëpp yeneen débat la mais vraiment il mérite le nom ab président Abdoulaye Wade sax nee na c'est mon maître. waaw moom maître am la. maître am la. waaw mais Sénégal. ba muy koy am nañ fi ay royukaay yoo xam ne mënoon nañ leen jox turu aéroport. Blaise Diagne royukaay la. waaw mais am royukaay la ci yu bëree bëree bëri ci wàll boobu ñu seet ne
tuddee nañu ko woon fii avenue Blaise Diagne lycée Blaise Diagne du n'importe qui Blaise Diagne. waaw d'autant plus ñu waroon choisir keneen. voilà donc enfin kooku nag il est le seul responsable président bi ko tuddee il est le seul responsable. moom président Abdoulaye Wade. ah oui il est le seul responsable d'avoir donné son nom à cet illustre fils du Sénégal. loolu moo mën am te loolu boo ko defee ba pare doo fi nekkaat ne dama koy débaptiser di ko tuddee Amadou Diouf wala di ko tuddee keneen loolu moom lu fi président la signature et l'état est une continuité ki nga xam ne nekkoon na fi ba signé ba pare ba dem ki fiy remplacer bu ñëwee loolu lay dogal continuer ko kon nag loolu moo mën a nekk. kon daal ànd nga ci. ànd naa ci bu baax a baax a baax. d'accord ñu ne Blaise Diagne tijji na Léopold Sédar Senghor dañ koy jox militaires yi ñu ne tamit danañ fa tabax cité des affaires noo gisee projet yooyu. loolu gëmatuma ko xalaatoon nañ ko sax cité des affaires bu fa waroon a nekk mais bi président Macky Sall li ñëwee ba xalaat ne dama koy def aéroport militaire mënul dëkk ak centre des affaires wax jooju moom c'est clos dañ ne aéroport militaire la léegi ay camp militaire ak yu ko wër ñoo fay nekk bu espace bi deseet mën nañu yokk gaz yokk yeneen kii mais boobu ay centre d'affaires ay business ci à côté d'un camp militaire kooku moom yoon mayewu ko nanguwu ko te gëmuma ko foog naa ne daal destination suuf soosu dana dem ci yeneen fànn yoo xam ne dafa ànd ak sécurité que ñu fay def ay business ak yeneen affaire wala ñuy jéem a jaay suuf si loolu moom jeex na président bi a anticipé daal di ko déjee au militaire loolu mooy colonna wax ji jeex na. waaw loolu sa gis-gis la waaye 2015 caisse de dépôt consignation bu Sénégal ak caisse de dépôt de gestion bu Maroc dañoo signé benn protocole pour def fa cité des affaires. waaw te ba léegi dara dindeegu ko. yow ci sa xam-xam yow. waaw ci sa xam-xam yow. ci document bu xam non ne téye nañ ko ñun. am nga bis bu nekk ñu signé fi lenn dem ba ci biir changé ko te population bi ak ñiy wax ñii rek di waxantu duñ ko yëg. bu yàggul rek les 10 000 hectares yi nekkoon fële avec les Marocains président bi dafa jóg dindi ko delloo ko population bi c'est la même chose aussi dañ koy dindi delloo ko militaires yi ñu gérer ko boobu affaire moom buñ ci mais le choix bi ñu choisir jël militaires yi jox leen ko ci sa gis-gis lu nekk ci ginnaaw choix boobu oui boo demee dans les grands pays aussi dafay am aéroport militaire aéroport administratif boo xam ni da ngay gis visite présidentielle benn président war a ñëw ñu wàccee ko foofu moo am ay réfugiés yu ñu indi moo am ay yeneen affaires yoo xam ne ci aéroport boobu la ñu ko déjee ñoo fa war a dem ndax sécurité bi ndax ñu daal di leen fa wàccee loolu dafay am aéroport militaire waa aéroport administratif ñaari baat yëpp mën nañ ko wax looloo tax aéroport boobu daal nañ ko fa bàyyi defaraat nañ ko bu mu rafet ndax bu fekkoon ne dañ ko noonu sànq duñ ko defaraat ba mu rafet def ci ay milliards bañ koy defar nga war a xam ni kii kenn du ko tëj yëpp nit ñi seetlu woon nañ ko xam nañ ne defaraat beeg yëpp am na luñ ci am mais nag la nga signé woon ak waa ji ne ko yow rek doo yaa fi nekk doo am wujju kooku loolu aussi il faut ñu respecter ko ba gis lu koy dindi daal noonu laa gisee affaire bi te am naa yaakaar ne aussi état bi noonu la ko gisee. waaw mais am na ñu naan aéroport bi boo gisee ñu jox ko militaires yi c'est vrai que dina am problème mu sécurité boo xam ne xëy na dana ko régler parce que ci contexte su terrorisme lañ nekk ci contexte su yoo xam ne adduna bi yëngatu na gis nañ fi ay attentats ñu ngi li ñu naan on touche du bois Sénégal yàlla nga ko ci musal ba léegi waaye. am ñu ne sunu pétrole bii nga xam ne aussi nee nañ mi ngi ball tax na ñi nga xam ne mooy américains yeeg français yeeg maanaam européens yeeg occidentaux yi ñu ngi commencé teg bët Sénégal te aéroport bii mën a nekk benn genre point stratégique boo xam ne ñoom bëgg nañ faa am seen tànk pour mën a surveiller dugal seen loxo ci pétrole bi nga xam ne mooy sunu pétrole réew mi. waaw mais yéen daal yéen da ngeen bari wax lan moo jotale aéroport ak pétrole. lan moo li ngeen di wax dafa mel ne nit ñi dañuy wax rek xamuñu li ñuy wax d'accord naa ñu ni nañ ko def aéroport militaire dans sa globalité quand on dit aéroport militaire aéroport de sécurité bépp réew boo xam ne war nga assurer sécurité dans le monde mën nga fa am place. mën nga fa am base. mën nga fa am place. base waaw ci biir foofu. waaw parce que aéroport militaire la
ça veut tout dire pour l'Afrique pour le monde lu nekk mën na fa nekk. waaw te kooku njëriñu Sénégal la ëpp lay doon ëpp militaire boo xam ni lépp lu ñu bëgg a assurer sécurité ñu ni Sénégal la loolu sunu ndam la. waaw xam nga lu jaaxal nit ñi mon colonel mooy ba Sénégal amagulee pétrole y a certaines questions yoo xam ne kenn daaw ko fi soulever bi mu amee pétrole ca lañ commencé dégg ñu naan alerte bombe bu ñu subaa ñu ne non non fausse alerte la léeg-léeg ambassade américaine bi daal di envoyé ay communiqué à ses ressortissants ne leen bàyyi leen hôtel yi nekk ci booru géej gi mu mel ni daal dañuy jéem a tiital pour nous vendre une sécurité. waaw tu sais que la sécurité n'est jamais globale loolu ñuy wax ne aussi ñoom bu leen neexee dans le cadre de la stratégie bu ñu adopté daf seen façon information seen façon communiquer nu mu leen neexee nit ku nekk nag sa njëriñ ngay seet ba ci ñoom itam seen njëriñ la ñuy seet ñun nag war nañoo am sunu mat ba xam ni la ñuy wax ñun du ñu engagé danañ ci jël li baax liñ ci bëggul a jël ñu bàyyi kook ñoom loolu moom ala kulli xaal loolu mooy am parce que vraiment la stratégie yow xam nga nu muy demee am na yoo bari kenn du ko wax en public dans des émissions comme ça mais nekk ci aéroport dafa ay base militaire ça n'a rien à voir sur le plan économique yenn façon yi que américains yi wax nañu lii moo tax ñuy indi fi affaire terrorisme déedéet aéroport boo ko defee aéroport militaire même li ko war a mën a lié ak le pétrole mooy hélicoptère yeeg yi dem décoller foofu di dem ci fi ñuy jëlee pétrole bi loolu dafay am dans tous les pays pétroliers am na foo xam ni hélicoptères yi dañu fay décoller di dem ci fi ñuy di dem ci plateforme pétrole yi loolu aussi dafay am ndax gisoon ngeen bu nekkee jigéen Casamance hélicoptères yi dañ fa daan démarrer fërërër ñëw ba Dakar fii def li ñuy def delluwaat ci plateforme yi nekk foofu bi ñu doon def recherche yi donc dans le cadre global aéroport militaire la et administratif ça veut dire ce que cela veut dire nekk fi nag di xolli gunóor moom beaucoup du suñu wàll. waaw léegi nañu jeexal ponk boobu ak TER parce que TER bi boo seetloo moom tamit aéroport Blaise Diagne lay relier. ñu ne rek produit de luxe la ni ko sénégalais yi yu bari jàngatee parce que jógee Ndakaaru dem directement Diass jógee Diass dellu siwaat Ndakaaru kooku defe naa ñi nga xam ne ñooy jël aéroport bi ñooy jël avion ñoom lay gën a yitteel. ah non loolu train express régional du loolu du pour loolu le train express régional man d'ailleurs dama ne woon d'accorduma ci TER je l'aurais appelé RER c'est un réseau. comme la nekk Paris. c'est un réseau comme li nekk Paris du benn train fukki train la ak juróom benn 16 trains 16 bopp ak seeni wagon su 8 yi déparé rangé fii gaaru Ndakaaru 8 nekk ci beneen terminal ba fële ñu rombante ni chaque 10 minutes ñu rombante ni di transporter des centaines de milliers de personnes par jour kooku c'est tout un réseau jëmul aéroport soo duggee jëm Pikine boo ñëwee ba ci gare bi ay autobus yu ànd ak train bi ñu ngi taxaw soo génnee ci train bi ci même billet bi nga dugg ci bus bi dem fi nga jëm loolu lépp ñett waxuñu ko nit ñi man damay toog ba yàgg jumbeneer bu ma ne mais vraiment ñi yor affaire boobu expliqué wuñu population bi. parce que lii waxuñu ko Sénégalais yi. damay dégg naan benn train buy jar 500 millions de machin je dis mais ça ne va pas non c'est 16 trains là c'est un réseau accompagné de ay bus rapides le tout moom mooy formé li ñuy wax train express régional mais train boobu kon dañ ci waroon def S ce sont des trains express loolu aussi je pense que ñi ko yor waa APIX ñi ko yor war nañu gën a mën a leeral nit ñi ba mu leer seen bopp pour que population bi comprendre na seen njëriñ la muy taxaw Pikine di taxaw Yëmbal fu nekk dafay taxaw ay bus yi taxaw. kon yow ci sa gis-gis xalaat nga ne kiy jaay jën kay jaay soble kay jaay leneen bëgg a dem marché Thiaré bu ko nee jóge gaaru Dakar mën na faa dem. day dem foofu ko jóge dëkk Grand Dakar day dugg dem Colobane dugg dem ci TER bi bu wàccee autobus bi jël ko yóbbu ko fi mu jëm ci même billet bi c'est ça le réseau mais les gens l'ont peut-être mal expliqué
mbaa prix yi du. non les leen prix dàq parce que mën non ñooñu clientèle boobu mën nañ leen dàq ak prix. non bu doon loolu la ñuy jaayee duñ ci génn donc bu doon loolu dama lay wax rek bu doon loolu autobus bi départ de Dakar fii di dem AIBD du fay duñ ko fayeeku téeméeri dërëm fii ba AIBD téeméeri dërëm ci biisu Dakar dem dikk yi donc TER bi xam nga mooy gën a yomb loolu lépp ni dañuy wax rek xamuñu li xew te manque de communication bi nga xam ni wala ni ñuy communiquer baaxul président Macky foofu moom amu fa chance parce que ñi ngi koy communiquer duñu communiquer li war parce que xoolal li nga xalaat xëy na ñeneen population yi loolu la ñu xalaat. Sénégalais yu bari nii lañ non c'est pas comme ça. ñoom TER lañ dégg. non c'est pas comme ça te TER bi ñu dégg nee nañ leen day jógee Dakar. non ca gaar ba dem ca jas ca aéroport ba. li ñuy théâtre fii ci télévision yeeg yooyu daal. seen chaîne télévision yi waroon ngeen leeral loolu. wane réseau bi ni mu mel wane bus yi ànd ak train yi wane nombre de train yi fu ñuy départ ak fu ñuy jëm lépp leer am nañu les moyens de communication nécessaires ñoom itam nañ jël moyens yi fay leen ko yéen ngeen wane ko nit ñi sinon toujours nit ñi dañuy def ni communiquer mal communiquer c'est pas bon loolu moom erreur la bu mag ci wàllu système bi foofu moom faay la fa moom vraiment communique pas bien communique pas bien. maanaam daal dugguñu ci détails yi. duñu dugg ci détails yi pour expliquer li nga xam ni moo nekk quoi. nit ñi nag parce que xam nga à un certain niveau booy raisonner noonu ce niveau rek yow ngay raisonner da ngay foog ne ñeneen ñi suuf comprendre nañ la ngay daw rek di dam bu gars yi nañuy wax way yëf yi doxul may leen waaye ñi dañuy naaw nga naan doxul moo tax du ngeen déggoo. il atteint une vitesse boo xam ne exponentielle par rapport ak dégg-déggu population bi nekk le petit peuple quoi. te loolu petit peuple bi nag la ñuy liggéeyal kon nag il faut ñu wax leen ba ñu comprendre ñun de man de loolay suma rôle man je communique je parle je explique ci yu bëree bëri pour que nit ñi mën ko comprendre j'écris dans les journaux loolu mooy suñu rôle ñi nga xam ni dañ fi nekk pour jàppale président Macky Sall. d'accord nañu waxtaan ci déclaration bi Serigne Moustapha Sy defoon mu ne jàpp na jinne ki nga xam ne moo di président Macky Sall te moom moo fi jëlee président Abdoulaye Wade moo fi jëlee président Abdou Diouf Sarkozy ba ca France sax moo ko fa jëlee noo gisee loolu. ni ma ko gisee mooy ni ngeen ko waxee demewul noonu ndax man maa ngi toog. lu ñu wax moom kenn du nekk kenn du ma nekk maa ngi toog. maa nga fa toog bisu gàmm gi maa nga fa toog le lendemain gàmm. te Serigne Moustapha du ma réer ak moom ci xalaat ak ci wax. kon mbir mi nu mu demee. voilà lu nekk da nga koy delloo si ci contexte am. kan mooy Serigne Moustapha. Serigne Moustapha Sy guide religieux la boo xam ne ay centaines de millions su ma mënul wax millions ñu ngi koy gëm di ko topp ak ay sympathisants yoo xam ne même bu ñu ay taalibam du ñu kiyam ñu ngi ànd ak moom ñaareel ba Serigne Moustapha Sy kii c'est un homme politique am na parti bu ñuy wax PUR boo xam ne bàyyi na ko c'est dans le contexte bi nga xam ni moom la bëgg a doxale xam naa Serigne Moustapha booba Serigne Cheikh Tidiane Sy Maktoum di bàyyam mi ngi dund bi ñuy créé Moustachidine lu tax Serigne Cheikh cautionné ko ñu créé ko ñu jël Serigne Moustapha def ko guide foofu ngay contexte boobu yëpp ngay dajale pour nga war a mën a dégg philosophie waxam bu dul loolu doo ko dégg ni nga ko waxee nii demewul noonu ndax dafa wax def nañu gàmmu gi ba gàmmu gi jeex ci guddi gàmmu gi benn mise au point la def ne xaaral ma def benn mise au point ci sama diggante ak Khalifa Sall wax li tax mu noppi ci ay mbiram léegi loolu ñëpp dégg nañ ko ñu ñaanalante ñëpp dem ci biir waxam nee na leen Serigne Cheikh de dafa doon def moom ci niveau bi mu doon waxee bisu gàmmu gi ci champ de course man bu ñu fanaanee ba ca suba sa ma toj ko wax ak nit ñi nga xam ne seen dégg-dégg foofu la toll donc bi ñu gàmmoo ba ci suba sa ñu delluwaat ci champ de course mu wax ak nit ñi fi seen dégg toll donc contexte boobu aussi nañ ko jël Serigne Moustapha du réeroo ak président Macky Sall am nañu xaritoo premier ministre bii fi nekk ci Boun Abdallah Dionne xaritoo na ak famille Serigne Moustapha ndax dañu nekkoon di jàng ca France ñuy seetante di waxtaan am seq lu bari su waxee ne man contexte Abdou Diouf fi la ma fekk na mu demee woon ak Abdou Diouf fi lañ ko fekk ba Abdou Diouf tëj ko ci kaso bi
ñu am lu tension bu metti seen diggante ku nekk di utiliser sa doole kon bu ne utiliser na sama doole baatin ba jële ko fi kenn mënu koo dindi ndax kat nit dañuy dem ci sëriñ yi di leen ñaanal pour falu di ñaanlu sëriñ bi nañu ñaanal ndax Sénégal dox kon nag le contraire peut se passer su fekkee ne am na choc diggante ñaari nit waxul ne maa fi jëlee président Ablaye Wade ñëpp xam nañ ne sëriñ Moustapha Sy moo jàppale Ablaye Wade ba mu falu su ngeen fàttali ko sa année centenaire ba policiers yi dee yëpp su fi lañ fekke nañ ko lépp pour jàppale Ablaye Wade ñu jàppale ñoom ñëpp teg ci kaso du dëgg kon moom jàppale na Ablaye Wade ba Ablaye Wade nekk président dafa ne dama ko waxoon ne ko bul def 3e mandat dégluwuma moo tax mu sortir par la petite porte. kooku mbirum Ablaye Wade la. foofu la yem. waaw bu mu egsee ba ci président Macky Sall lu mu wax président Macky Sall aussi maa yor ay cummikaayam. waaw muy wax bu xóot. war su yor mbër mu nekk. ka yor sa cummikaay ci yow la bokk. ka yor jinneem la yor la. non mooy cummikaay rek. yor ay rawxaanam la. jàpp naa jinneem. voilà mooy loolu. xam nga ni sëriñ bu nekk xam nga da nga ma wax contexte may ma foofu. xam nga wax contexte. parce que booy def déclaration nga ne maa daaneel diw. waaw joxewul exemple ci fal. ci daaneel la jox exemple. waaw maa daaneel diw. maa daaneel diw maa daaneel déedéet diw waxul déedéet benn nit rek la wax maa ko daaneel. waaw d'accord maa daaneel diw donc bu parce que kooku moom dafa amoon problème ak moom. waaw bu tuddaatee ñu xeex dañuy yaakaar ne daaneel la ci non dafa ne kii ñëpp xam nañu contexte boobu ni mu seqoon ak suma neveu président Abdou Diouf suma neveu la lu ñu am contentieux ba li fi am na ku nekk utiliser sa doole. bi mu ñëwee ba ci président Abdoulaye Wade waxul maa ko daaneel dafa ne ci lu baax la wax ci moom. su ma sañoon du woon xëccoo di def 3e mandat wax naa ko dégluwuma moo tax il est sorti au lieu mu génn par la grande porte il est sorti par la petite porte point final loolu la fa wax. lan la wax ci président Macky Sall. quant au président Macky Sall nag ay rawaxaanam maa ko yor maanaam lijjanti naa ba xam fu ma koy jaar xam naa lépp maa ngi ko téye qu'est-ce que ça veut dire. loolu du menace. du menace déedéet léegi kay bu ma neexee ma ñaanal ko yàlla ndax xam naa bunt bi ma koy ñaanal yàlla mu yokku su ma neexeet ma xeex ak moom mais kon ci contexte bi nga ci contexte bi nga wax toujours couteau double tranchant lay doon. mooy li ma leex mais ci contexte bi nga waxee nii ma xam digganteem ak président Macky Sall xam digganteem ak gouvernement bi xam digganteem ak premier ministre bi kon man mënuma lu dul teg ko fu baax teg ko fu rafet am yéene boo xam ni maa ko téyel cummikaayam bu ko kenn jege te li ngay war a xam moom Serigne Moustapha partem c'est un parti non aligné nee na ànduma ak pouvoir ànduma ak opposition maa ngi ci digg bi ndax man duma opposant ndax dépassé naa opposant keroog wax na ko ci bis boobu donc da ngeen di war a dugal ci contexte bi toujours bu faroon fii wala muy jéem a xeex ak pouvoir bi day dem ànd ak opposition bi imaginez-vous su fekkoon ne pur àndoon naag opposition bi ñu bokk benn ki dem élection législative nu muy mel dana metti lool mais xam na ni loolu du rolom moo di Sénégal la xam Sénégal la bëgg kon nag na jël partem nekk non aligné dem liggéey am ay député am dem assemblée nationale di défendre les intérêts des Sénégalais faruma fii Sénégal laa am te loolu président Macky d'accord na ci ñëpp d'accord nañ ci xanaa opposition bi ñoo ci d'accord ndax opposition bi seen yaakaar dafa tas dañ doon séentu ci sëriñ bi doxalewu ko noonu kon il faut ngeen remettre les choses dans leur contexte. bu ma la déggee kii di Serigne Moustapha Sy waxul ne dafay daaneel président Macky Sall. mësu ko sax xalaat ndax du rolam mësu ko na jotewuñu ko kam joteeloon xeex naag moom ba li yàlla dogal di dogal ko kenn la fi joteeloon moo di président Diouf. waaw mais dafa am lu jiitu loolu xam nga mbirum Khalifa Sall wax naa ko ci début ba du lu ñuy waxtaane ndax procès bi tijji na kon dañ ciy maandu ba procès bi egg waaye damay fàttali li nga xam ne moom la sëñ Moustapha Sy waxoon ca conférence de presse ba ne kii di Khalifa Sall buñ ko dugalee kaso ma ànd ak moom nit ñi doon xaar mu ànd ak moom kaso ñu daal di xool ab diir gis ne sax daf caa jaare nopp ci yëf yi. kon yéen dégluwu leen keroog bi muy wax
mise au point bi dafa ne leen xaar leen ma def mise au point ndax nit ñaa ngi naan waxeet damaa ko waxeet wala nit ñaa ngi wax ne damaa def li xaaral leen ma leeral leen lu tax ma noppi. lan la wax foofu dafa ne dafa am ay nit ñu ñëw seet si ko ne Khalifa Sall moo leen yónni ci man ne ko gërëm naa la boo xam ni boo yemoon fii sax doy na ndax la nga ñëw ca conférence de presse ba ca mairie ba mënatuloo ma dafa lu ëpp loolu benn ñaareel ba moom mu waxtaan ak sëñ Abdoul Aziz Al Amin mu am lu ñu waxante ba mu sëñ Abdoul ne ko boobu problème waxtaan naa ci ak président Macky Sall nee na lu mu ci man ci lu rafet dana ko def mu ni comme nag loolu am na moom itam dootu ci sori di ci am lenn lu mu ciy wax ndax dana mel ne bu boobaa day jéem a nekk ci palaasu xalif général bi moo tax mu maandu ci désormais maandu na ci mbir boobu loolu la wax keroog ci guddi pour benn mise au point boo xam ne nii la ko waxe yokkuma ci wàññiwuma ci ndax maa ngi toog. waaye la mu waxoon aussi lu leer la parce que publiquement la ko wax. mooy li ma leer gis nga bi mu ko waxee bu kaso ma ànd ak moom. bi mu ko waxee. man daf naa bind naa benn article. ma ne Serigne Moustapha nañu déglu li mu wax. dafa ne de bu may dem di chef de parti laa ñëwewuma en tant que guide des Moustarchidine te li tax ma def ko kii dafa yor sama turandoo maam moo tax ma wax ko mais boo ñëwee jël benn décision publique dem ba yàgg sa entourage ñu mel ni ñun ñëw na la sëriñ bi de loolu defuwul muy nekk un guide bu ñuy déglu bu boobaa dana ne ah kon de li ngeen ma sant li ngeen ma wax moom laay def man nekk sama yéene lii la woon mais li ma njaboot gi wax loolu laay doxal loolu rek la demee amul leneen lu ci nekk problème bi daal na ngeen ko dégge noonu na ngeen ko xame noonu voilà. kon daal la mu jàppoon am na ñu jaar ci diggante bi waxtaan ak moom mu ba loolu. expliquer ko ne que loolu buñ ko doxalee noonu yow chef de parti politique nga fa demee woon mais politique demewul noonu ñun wax nañ ko politique demewul noonu bu ëllëgee dañ lay war politicien da nga màndu ci mbiram moom yéene la demee woon ak xol ndax turandoo maamam mais ñu ne ko nag parti politique nga yore turandoo maam tout ça c'est du religieux nañu def leneen bu ko doxalee noonu ndax yow boo yëngoo Sénégal yëngu nga yëngal réew mi nga xam ne nee nga moom nga bëgg kon nag boobu sëñ bi bul yëngal Sénégal man de fekke naa ba ñuy yëngal Sénégal bu njëkk ci affaire policier yi man fekke naa ko de lu metti woon lool yàllaa ci def sutura lu mel noonu nag ñaanatuñu yàlla mu am fi kon nag lépp luy seddal mbir yi dañ ko war a dox président Macky Sall ku ko bëgg ku ne waroo ko wutal ay noon waroo dem ci rajo yi di teel di wax di ko wutal ay noon non du yoon surtout nag boo xamul li nga xam ni moom la séq ak ñoom ci xaritoo ak ci mbokk nga ñëw di wax loo xam ni dafa mel ne da ngay taal daay kooku baaxul rafetul jekkul te sëñ bi sant ko kenn président sant ko kenn moo tax ñun de lépp lu rafet ci diggante rek la ñuy mën a dox loolu daal mooy yëfi gor mooy yëfi jullit foo fekk loo xam ni boo ci waxee mu defaru nga wax ko boo ci waxee safaan bi mu indi ay da ngaa war a noppi ba dee gor di jullit. waaw mais nag am na mbir mu ci am parce que presse bi muy presse sénégalaise bi souvent aussi ñoom ñooy payer les pots cassés parce que boo demee jël ab déclaration teg ko mbaa nga bind ko ci sa journal le lendemain ka ko waxoon dellusiwaat ne waxewu ma ko woon noonu ñu joxoñ baaraam journalistes yi ne ñoom ñooy wëlbati kàddu jàmbur aussi dafay doy. ah déedéet yéen journalistes yi aussi xamante nañu da ngeen di wut buzz comme dañuy wax ne dëgg la ah vraiment samay xarit ngeen mais yéen lu ngay xam ne mooy taal affaire bi rek waa ji dégg ko ne xam nga Sénégal dafa bëgg événement dégg li kii wax dawal jëndal mu journal taalal rajo bi loolu moo leen tax bu doon lu rafet rek du ngeen ko wax ndax du leen indil dara kenn du ñëw ci yéen jënd donc il faut ngeen comprendre man je comprends les journalistes c'est normal dañuy jaay seen buzz pour mën a dund kon nag nu mu gën a tànge rek noonu lañ koy doxal. waaw mais nu mu gën a tàngee. waaye nag na nga yem ca kaddu yi nit ka yëkkati. du ñu yem ci kaddu yi man dama ne le lendemain waroo cee wàññi. dama ne le lendemain bi ma gisee bi Serigne Moustapha di wax ki ma dendal dama ko ma ne bu subaa de journalistes yi danañ bind lu leen neex fekk ne demewul noonu maa ngi koy wax ki ma dendal. effectivement bi ma xoolee réseaux sociaux xool sites yi maa ngi gis ñuy taal affaire yi sëñ Moustapha attaque ma kii ma c'est pas vrai loolu amu fa.
may leen tegaat leen band yi ngeen déglu ko ak xel te mañ koo dégloo xol depuis boobu ñi jot nañ koo déglu xam naa moo tax yëf yëpp calme xam ne waxee wuñ ko woon noonu demeewul noonu. kon mais lan moo doon porté ak intérêt wu toog ba yàgg rek ne président Macky Sall téye naa jinneem. mais du noonu da ngay war a xool défilement wax ji fu mu commencé ba egsi foofu bu emul foofu wax nañ ci président gambien bi wax nañ ci kii dafa def ni l'islam moo tax ma jóg attaqué ko kii dafa def ni l'islam moo tax ma jóg attaqué ko kii ni mu doon doxale ci peuple am d'accordul moo tax ma jóg attaqué ko c'était ça le schéma dama jóg di attaqué kii dama jóg di attaqué kii dama jóg di attaqué kii ba egsi ba ne Marine Le Pen bu attaqué wul woon l'islam kon Macron mii du falu nit ku nekk nag sañ ngaa téye sa kurus nag nekk di ñaan li nga xam ne moom nga yaakaar ne mooy taxawal l'islam képp kuy julli nag war nga ko def ku ko deful nag sa jullit des na. mais am na ñu yaakaaroon ne dana ñaanal kii di Khalifa Sall mu génn. mais ku la ne nekkul ci di ko ñaanal pour mu génn pacifiquement ko la ko wax fakat bi mu demee ak léegi yàggul te dañu waxoon sax léegi bu ñu wax ci loolu nañu bàyyi boobu débat ñu avance ci leneen quoi parce que bu fekkoon dañu war a wax rek yu baree yu ñu xam war nañ ko wax ci wàll boobu mais comme dañ ñoo tëj ne bu leen ci wax ñu noppi bañ cee wax. d'accord bëgg naa ñu wax tuuti ci li nga xam ne mooy dialogue bi nga xam ne ubbi nañ ko départ bi ne woon nañ dialogue national léegi mais gis nañ ne am na ay dialogue yoo xam ne c'est des dialogues sectoriels économistes yi wàllu économie am na lu ñu ci defoon conseil présidentiel sur l'investissement yeneen ak yeneen ba ñu yegsi ci politique yi politique nag moom bu ñu ci yegsee rek coow li ne kur mel ni ñoom ñoo nekk ci réew mi ñoom kese waaw ñu ne ubbi nañ ay waxtaan ñenn ñi di boycotté ne duñu toog ci waxtaan wa parce que Aly Ngouille Ndiaye warta mën a jiite waxtaan wi président daal di jël ku ñu tuddee Seydou Nourou Ba nekk ancien ambassadeur mu ne ko nag léegi concertation yi waxtaan bi nga xam ne moom la ñu war a seq ci li nga xam mooy fichier électoral bi dénk naa la ko noo gisee décision boobu. waaw décision bu rafet la bu jekk la parce que comme li nga ko waxee nit ñi xamuñu woon mbir yi nu mu demee dama dégg ñu naan dialogue comparé ko ak la ñu amoon ca présidence ba ca palais ba ak li nga xam ni moo xew li concertation la électorale ci wàllu élection moom la ministre Aly Ngouille Ndiaye woote woon keroog ñu chef de parti yu bari daje fa ñu waxtaane ñu créé ñetti pôle di ko dérouler ñu ne nag kan mooy comité boobu kan moo koy diriger ñu ne opposition bi ne non Aly Ngouille yow ministre de l'intérieur yaa nga far APR doo ko jiite président Macky Sall ci sagesse am ne da kon nam loolu am na naa dem seet un indépendant un non aligné ma dénk ko comité boobu de concertation sur le fichier électoral Keba Mbaye defoon nañ ko ci 92 moom neutre la woon magistrat la woon kii diplomate mën naa wax ak ku ne ci côté boobu rek lañ ko jëlee yow diplomate nga demal nga wax ak parti politique yi nga xam ni ñoom moom concertation ci àllu élection ngeen waxtaan ba juboo bu ngeen ko juboo résultat yi ngeen indil ma ko ma valider ko wax ji jeex terminons rek la demee donc on est dans le cadre d'une concertation sur les élections nommé nañu un ambassadeur bu ñëpp d'accord ne il est non aligné il est juste. waaye mais ñëpp d'accorduñ ci nomination am tamit. non mais yoo xam ne ba tey ñu ngi réticent. parti yoo xam ne dégg nga maam ñoom ñi réticent xam nañ ñoom ñooy ñan amatuñ fu ñu jëm amatuñ lu ñu wax danañu bàyyi nag ñu yóbbu leen à laboratoire rek rendi leen noonu parce que déjà ma yëf yi dafa nar a dox normalement xam nañ ne bu doxee normalement ñu ñàkk kon lu fa des lu dul xul ak wax béykat bala boo koy ren na nga ko may mu yuuxu béy booy yóbbu ku rendi yuuxoom boobu mu yuuxu na nga ko may kon nag parti d'opposition yu ndawaan yi fi nekk di yuuxu nañ leen bàyyi ñu yuuxu c'est leur rôle mais nit ñi avancé ànd ak comité bi dox li ñu war a dox daan en tant que chef de parti boo xam ne mu ngi bokk ci pouvoir loolu laa mën a wax mënu maa wax leen. waaw en tant que chef de parti yow looy xaar ci concertation yooyu. concertation bi finalité bi mooy ñu toilettage ñu nettoyer li nga xam ne moom la ñu war a nettoyer. carte yi ñu defar ko fichier bi carte yëpp ñu defar ko mu génn à temps lu ñu war a régler ñu régler ko ci biir waxtaan
te mu bañ a nekk un monologue parallèle dañu wax ne genre dialogue la dialogue ci wolof moo di lan waxtaan li ci baax donc li concertation bi waxtaanu parti politique yi la pour que ñu am élection yu wóor yu libre 2019. loolu boo ko waxee mooy d'accord nga ne législative yi wóoru lool leeru lool. non man dama ne la dañoo jëm ci ay élection li nekk suñu ginnaaw moom nekk na suñu ginnaaw moom. ah déet foog ñu def bilan bi. non bilan lu mu jëriñ la lan nga tardel sa bopp nekk fi di bilan alors que non dañuy koy waxtaane xool la ca doxul. loolu mooy li ma lay wax déjà bul wax ne léegi dañoo war a toog naan législative yi doxul woon nekk fa di ngën ngëri tardel suñu bopp lay am moom am na ba pare. ah duñ ko rectifier. non liñ ci war a rectifier mooy lan mooy les cartes waaw électorales yi nga xam ne nit ñi jotuñu ko lu mat ay 800 et quelque ñu ni 1 million seen borom jotuñu ko ñu lijjanti ba seeni borom jot seen carte ñu dem ci élection yi jëm suñu kanam élection yi nekk suñu ginnaaw kay mi ngi suñu ginnaaw loolu kay ku nekk xam nga ki la man ñu dem seet nag nu muy demee. ah déet colonel boo ko gisee noonu dafay simple. ah noonu laa ko gis. waaw élection yële dafa bëri woon coow. lu mu bëri coow ban coow rek wax ma ban coow ci nekkoon. carte yi. mooy carte électorale mooy li coow la ak la même am na ñoo xam ne nee nañ xoolaat mode de scrutin. ah non non mi nga xam ne moom mooy raw gàddu bi. boobu débat raw gàddu bi dafa pour ñoom dafa leen di désavantager. ñoom ñi nga xam ne ñooy opposition. boobu débat réglé woon nañ ko 92. ak le président Kéba Mbaye. un code électoral consensuel ñëpp d'accord ci ne nii la war a demee raw gàddu baa ngi nii proportionnel baa ngi ñëpp d'accord ci mais boo dawalee xam ne yow mënoo dem mënoo am ñetti nit toujours doo am député xanaa nga am plus fort reste kon kay mën ngaa toog nag ne nañ jéem a seetaat affaire boo ko seetaatee mu gën a bon nag nga delluwaat ginnaaw nañu bàyyi ñu dem élection yi ñun vraiment Sénégal ñëpp reconnaître nañu ne kon da nga gis ne système raw gàddu boobu. c'est bon. amul ku muy avantage daal di désavantage ña sa des. kan lay avantage kan lay désavantage. ku am nit rek. ku am déedéet ku am nit yaay raw gàddu. fexeel ba am nit na opposition bi am nit. ñu fexe ba raw. daal di gàddu loolu kay mooy raw gàddu kon kay bu leen ko féete li ñuy bàyyi ñële loolu xas leen la di. loolu mooy xas opposition bi ne mënu leen raw système bi daal baax na nii. ku ëppalee nit mooy démocratie c'est la loi du plus fort la ku ëppalee nit nga raw gàddu yëpp dem toog assemblée représenté fa nit ñu bari ñooñu nga loolu mooy mbir yi na nit ñi di xool bu baax li ñuy wax te bàyyi teel yi amul benn njëriñ je crois que élection yi nii muy demee ne nii législative yi bu ñu ko doxalee mook mairie yeeg yeneen yi bu ñu ko doxalee ni ñu koy doxalee nii teg ko ci yoon teel a jóg préparer affaire yi ku nekk am sa carte électorale mooy sa arme ku nekk mën a jot sa bos wax ji jeex. ñu d'accord ci règle du jeu tamit. règle du jeu ban. mooy règle du jeu généralement rek. mooy rek bu ñu nee d'accord uñ ci raw gàddu ñee ne ànd nañ ci. non concertation bi war na mën a régler loolu. personne. waaw dégguma ci opposition bi ñu ne nañu changer code consensuel u Kéba Mbaye dégguma ko am na nag ay réformes yu ñu ci demandé kese mais le fond du dossier kenn waxu ci dara. vraiment parce que bu ñu ko naroon wax it da ngay dellu si waat ñu ni le bulletin unique nañ seet bulletin unique ndax réew yaa ngi koy def et cetera. bii bulletin day waaye yooyu yëpp débat la danañ ko waxtaane ci concertation yi. loolu lay jëriñ concertation bi loolu la tax président Macky Sall nañ ko fi teg moom mu indépendant seetaan loolu mooy mbir yi parti yëpp bokk ci affaire yi ñi nga xam ne désigné nañu seen ay poule ñetti poule yooyu ñu toog waxtaane ko. kooku moom vraiment liggéey bi continuer parce que aussi waruñu tardé réew mi quoi nekk fii di wax ay yoo xam ne taxawul c'est pas bon. waaw mais gis nañ ne réew yi tàkk yëpp yi ci bari ci élection la jógee conflit électoral kon nag fexe en amont régler problème yi nga xam ne war a mën a nekk source de conflit aussi du pertement du Sénégal daal du tardel nit ñi Sénégal dama lay wax ne seen xel dal sëriñ ci baax ñu ñaanal nit ñi wax nañu ne Sénégal yi de jàmm rek moo fi am képp ku fi ni indi ay ci sa kaw bopp lay teere loolu de wax naa ko mu nekk Cheikhul Khadim Maam Jaara Buso que mu nekk El Hadj Malick que mu nekk Xaadiriya que mu nekk foo mën a dem ci Bougounta Diagne foo mën a dem ñëpp d'accord nañ ci loolu di ñaanal loolu nag président bi fi nekk mu ngi koy doxal comme ñoom déjà
mi ngi nekk di liggéeyal ñi nga xam ne moo di les foyers religieux là daal di ne moom mooy le grand serviteur des foyers religieux. noonu nga ko dippee. noonu laa ko dippee. yemuma foofu sax dañoo créer lu ëpp loolu mouvement bu mag a mag boo xam ni c'est le mouvement pour le grand serviteur des foyers religieux. ay borom diine yëpp kër yu nekk kër goo gis rek fi mu nekk bokk na ci loolu ñu ngi koy doxal pour vraiment ku la defal nga gërëm ko kooku vraiment du par loolu dara defal nga ma maa ngi lay sant te danaa la jéem a fay li nga ma defal loolu moom ñun ñooy représentant wu les familles religieuses ñun ñoo fi nekk kon nag danañ ko yëkkati ba ñëpp dégg ko moo ko def ñu wax ko président Abdou Diouf nee noonu ku def lu rëy am lu rëy moo ko def ñu wax ko c'est lui le grand serviteur des foyers religieux wax naa ko may leen la daloon roi Fahd rek moo dal président Macky Sall Fahd dafa ñëw ne maay gardien des 2 lieux saints sonn ci lool yàlla indil ko xéewal yoo xam ni kenn xamul nu mu toll kii aussi ñëw ne maay si grand serviteur des foyers religieux yàlla indil ko xéewal indil ko réew mi muy pétrole beeg gaz bi ma ne ko continuer ci loolu rek danañ dem ba dégg nga maam kenn dootul fay impôt bu pétrole bi ñëwee gaz bi jotee ci xéewal yu lii mu liggéeyal foyer religieux yi kenn dootul fay impôt yi mën a wàññeeku. yu wàññeeku bu baax a baax waaw nañ wax ci législature bi muy assemblée nationale bi dafa am ay baat yu jóg commencé koo ŋàññi ne bu ñu deful ndànk sax bañ doon ŋàññi bee weesu muy 12e législature moo nar a tane parce que bii moom waxuma la majorité mécanique waaye lépp fa am opposition mécanique ak majorité mécanique ñoo fa daje di xeex. xeexuñu dañuy waxtaan rek dañuy soog xam nga boo demee ci làmb foo nga xam nuñ koy waxee tëb bàkku kurti mais buñ demee ba ci kanam ba arbitre bi def far boobu boobaa ku nekk xam nga ki la ban assemblée bi noonu assemblée ci àddina yëpp nii la mel nag sànnente dàll sànnentul nekk assemblée yi ñoo demee noonu ay nit a fa nekk libre di waxante seen biir kooku bu ñu wax ne 12e législature bi 13e législature bi non yëf yi demeewul noonu ils sont là pour voter les lois loolu ëpp solo plénière yi nga xam ni moom la ñuy wax ni mel na kuy xuloo bu ñu paree xam nga nu ñuy defa ànd ci restaurant ba di waxtaan sénégalais yi xam leen loolu député yi ni ñuy nekk plénière nii di wax soob la rek bu ñuy pare tàppante parce que ku nekk waxtaan booy kii loolu la soob la mais ku ci nekk day joxe idéem quand même. oui mais dama dégg waaye défendre idéem j'ai vu ni gars yi di doxalee mais li ñuy wax dafa dépassé dañuy saagante dañuy xasante keroog seetaan nañu 13e législature bi vraiment kii wax na lii keneen ki tontu na ko keneen ki wax lii keneen ki tontu ko mais eggaguñu fu ñuy dóorante ci biir plénière wala summi daal sànni wala eggaguñ fa te da ngay dem France da nga ko fay fekk da ngay dem ci yeneen réew yi da nga ko fay fekk sànnente daal saagante dem bëgg dóor poñente day am ci assemblée moo mel noonu mbooloo fu mu daje rek ci biir rek tension war fa mën a jóg daal du ñu ay malaaka député yi du ñu malaaka ay nit lañu donc bu seen xool jógee ñu wane ko bien qu'on les appelle honorables donc waaye maa ngi leen di comporter voilà honorablement loolu moom ay xeer yu ñu leen di sànni la mais xam nañ seen wàll lu ñu ko war a doxale waaw nañ wax ci présidentielle 2019 am ñu ne du yomb ci président Macky Sall parce que bu fekkee ne bilan la nar a taxawal woon ko sénégalais yi président Abdoulaye Wade amoon na bilan waaye li nga xam ne mooy sénégalais yi malgré yi ñuy wax yëpp ay taux de croissance ak yooyu mais sénégalais yi ba tey koo ci waxal danaan la dëkk bi dafa metti waaw loolu yow nan nga ko jàngatee lan mooy problème bi exactement bu njëkk dañ nit ñi dama daan wax ne bàyyi leen góor gi liggéey waaw loolu léegi damay wax ne nañu état de grâce la woon léegi nañu bàyyi booy bi liggéey non booy bi def na fi defal ndànk ma wax la comme noonu nga koy woowee booy liggéey sa kër def na fi bàyyi leen bàyyi liggéey kër gi léegi 7 ans yi mat bàyyi leen bàyyi liggéey kër gi ndax booy liggéey kër yenn foyaat yi ak yëpp da nga koy teg ba kër gi noppi fii mu nekk bàyyi leen booy bi liggéey ndax su bala ngay séddale day fekk nga samp ba mu dëgër bala ngay séddale da nga am loo séddale liggéey na pendant bi mu fi ñëweek léegi mi ngi doon liggéey ba dëgëral économie bi léegi nag séddale mi ngi commencé jot gars yi dañuy wax bi ñuy wax ne wéy dañuy leb di kii ma ne leen yéen da ngeen di font fonctionnaire bu nekk su xamee ne am na rappel weer wala di ñëw bu ko neexee leb ñun Sénégal fii ñu toll lebuñu dara
man du ma nekkoon ci seen place man daa may leb sur 5 ans ou 6 ans parce que xam naa ne maa ngi am pétrole maa ngi am gaz boo xam ne bu excès danaa fay lépp ba du ma xam fu may denc sama xaalis. waaw lépp dañu obligé jël xaalis bi xaalisu gaz bi pétrole bi ñëw. d'accord dem di ko dénkaane ci réew tubaab yi ndax amatuñ fu ñu ko denc. lépp mi ngi dépendre ci sa capacité de remboursement. mooy li ma lay wax ñun capacité de remboursement yàlla dimbale nañu ci ayu Macky Sall ba feeg ñaari at 2021 2022 danañ am ci xaalis loo xam ni damay tooñ sama gars yi ne leen bu boobaa mbindaanu tubaab laay wuti France ñoom ñooy émigré si léegi ñëw si Sénégal loolu bu la neexee nga lépp ndax am nga loo ko fayee am nga yaakaaru loo koy fayee avec le pétrole et le gaz. on aura assez de ba ñu def taux d'endettement bu élevé bi. bu la neexee dégg nga tu n'as pas compris peut-être suma pensée dama ne la. d'abord nañ egsi ci foofu amul taux d'endettement bu élevé atteindre guñu limite bi nga xam ni moom la ñu UEMOA fixé non egsee guñu foofu mais sañ nañu sax bu ñu neexoon ñu anticiper ci leb ci bor yi parce que ñu ngi yaakaar rentrée d'argent buy ñëw ci gaz ak ci pétrole boo xam ni bu egsee duñu xam fu ñu ko def. waaw UEMOA 70% la wax. egsi guñu 70% ñu ngi 65%. ci ay 60 yu 65% et voilà ba léegi egsi guñu mais boo ne woon ñu ngi 75 dépassé nañu taux UEMOA ba léegi may la ñun sañ nañ ko ndax dañuy am loo xam ni ñu ngi koy séentu suñu rappel bii di waaj a ñëw bu ñu neexee leb ba tëdd ci naaj parce que bu ñëwee xaalis boo xam ne bu ñëwee doo xam noo koy def dafay bari ba doo xam noo koy def. xaalisu pétrole bi. waaw. mbaa multinational duñ ko yenootu yóbbu. mënuñu ko signé li ñuy signé bu pare ku nekk xam nga li ngay am ku nekk xam nga li ngay am ci nag bi bu la neexee nag loolu nga am ci nag bi nga nekkoon nag léegi au lieu may toog sama population di souffrir te ma mën a dem jëli xaalis jox leen ñu am seen aafiya bu leen ñëwee ma fay adduna bi yëpp daw wut ci Sénégal ne leen lu ngeen soxla ñu jox leen l'essentiel bu seen mbir moomu ñëwee rek jox leen ñu ci bu leen ñu fàtte foofu la mbir yi toll. Sénégalais yi dañoo xamul wërsëg bu leen yàlla defal xamuñu ko defe naa parce que buñ ko xamoon ba léegi ñu ngi waxuma di way bay de waxuma di xalam di kii de mais yàlla daal suturaal nañu dimbale nañu ba yaakaar xam nga yaakaar mooy yor a nit ba yaakaar am na ndax lii ñëw ku yàlla may nga fekke ko ba boo rek nga xam ne sant yàlla am boobaa seen studio yi yëpp da ngeen koy changé parce que. ah déet ñun kay sunu yoon newul ci pétrole ak gaz non attention. non ñun. l'économie studio pétrole la leen boole xam nga lu tax dafay booster économie bi. waaw xoolal tubaab yi. magasin yu bees yi maanaam publicité yi gisuloo magasin yu bees yi ñëw lépp publicité yi day dugg si. waaw bu boobaa waaw. société yi gën a bari. yëpp di dox ñëpp di dund am aafiya. loolu ci nguuru président Macky Sall la ñëwee kon nag nañ ko sant te gërëm ko bu ñu demee élection dama wax fii il y a 1 an ou 2 ans may leen bu ñu defoon élection suba président Macky Sall da leen di gagner au premier tour. ñu ne ma lu tax man leen parce que il détient le fichier de 2007 ñu ne ma da nga wax ne président bi dafa nar a kii jalkati affaire man leen déedéet depuis 2007 nga yor fichier. yóbbu président bi nga nekkoon directeur de campagne mu gagné premier tour nga téye fichier bi denc ko di ci jàng 2007 ba 2017 muy fukki at boo ko mënul utiliser rationnellement ñu wax la ko. looloo tax nag ñu war a changer fichier bi pour 2019 ñu indi fichier bu bees beneen sénégalais yi mën cee dem élection. mooy li ma lay xam nga fichier du nombre bi du nombre de cartes électeurs yi jaxasoo déedéet fichier mooy xam nga département bu nekk ñaata nit fa ne xam nga ñaataa fay wote. xam nga foo leen di jaar xam nga seen bëgg-bëgg maîtriser carte électorale bi waaw téye ko ci loxoom xam lépp ñi bees ñi opposants yi amuñu moyen yooyu mënuñu ko travaillé wuñ ci ça fait 10 ans kii ça fait fukki at mu ngi ciy liggéey loolu mbaa du délit d'initié non mënul nekk délit d'initié parce que yëf yi comme ni ma xamee man ni carte électorale bi dama ci sonn nekk ci di kurti suba ak ngoon di ko étudier. parce que posture mu nekk président de la République. déedéet ak poste yëpp occupé woon mën na koo permettre. mu am information bu yeneen concurrent mi amul. te mu dem ca terrain ba dafa dem ca terrain ba de plus de 100 000 kilomètres ci biir dëkk bi Sénégal jàngaat xool carte électorale bi defar ko ba mu njëkk mu téye ko ku ñëw mu gañal ku ñëw mu gañal au premier tour man maa la ko wax. man kay sama problème mooy gagné woon na à 65%. te kat warul gagner moins de 65%. tout le problème est là-bas sama problème mooy comment le président Macky Sall va faire pour
am 65% wala am plus de 65%, mais warul am moins de 65%. su ko amee opposition bi ne ko wéy wàcc na parce que amoon na 65%, Sénégal yi bëgguñu ko, léegi am na 60% wala am na 55%. il passera au premier tour certes, mais du neex bu fekkoon ne gagné na à plus de 65% wala à 65%. non score soviétique boobu moom mënatul am. ah gars yi bërki dem gis naa fi. score soviétique fële boobu 98 virgule. gis naa ko. loolu score soviétique la. problème bi du loolu. problème bi mooy soo liggéeyee normalement. ni mu liggéeyee nii. dugg ci famille foyer religieux yëpp defar. képp kuy gor buñ la defaree nga fay njukkal. ne leen 2018 année sociale la liggéey nañ ba léegi dañuy séddale léegi nag ñëpp ñu ni comme yëgu dëkk bi dafa makki dëkk bi dafa tàng 2018 loolu doo ko dégg. kon nag bu boobaa ñu ne leen li ma leen doon wutal mooy lii gor nag du wax falaat leen ma kaay ñu falaat la la kaay ñu falaat la nag mooy li ngay wax bilan liggéey naa fi loo xam ni kenn mënu ci ñàkk a teg sa bët te bu ma fi toogaatee lu ëpp lii laa fiy def kon nag je ne vois pas sauf incident moom mën na ñëw à la dernière semaine à la dernière minute beneen affaire boo xam ni kenn xaaru ko woon ñëw loolu rek mooy indi problème ci élection on en sait quelque chose l'affaire de la mosquée ak yooyu yëpp mooy incident yi may wax. très bien colonel Malick Cissé 2STV mu ngi lay gërëm di la sant ci li nga teewoon fii ci suñu plateau amul na boo. ah jërëjëf maa ngi lay sant aussi di leen gërëm te suñu nekk fi yëpp mooy wax rek loo xam ni njëriñu réew mi la. lépp loo xam ne wax nañ ko keneen yaakaar ne kii nañ ko nañu jégal mais lu baax rek lañ ci doon wut pour que Sénégal mën a avancer. jërëjëf suñu doom yi ak suñu sët yi. jërëjëf colonel Malick Cissé yéen tam mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax rek ne ki ñu doon dalal tey mooy colonel Malick Cissé moom nag boo ko déggee moo jiite parti bi ñuy wax sunu PSDS nag mooy parti pour la solidarité et le développement du Sénégal di leen jox dox daje dimanche bi di ñëw à 11h ci suba dinañ rediffuser émission bi di mercredi àllarba bu 23h jotee maanaam ci guddi di leen wax rek ne seen émission amul na boo ni ngeen ko xamee bu ko kenn tardé ndax fii la lépp di leeree jërë ngeen jëf.